bàkkan bala xal ñu dellu ñëwee musique amul coow ni dong la l'animateur du peuple ngeen ko duppee fii ci Sénégal ba ca bitim réew fu waay dem fu ne ma nga naan Padros l'animateur du peuple moo ñuy gunge bu 17h jotee ci ITV bu ko defee ñu wettilu kante ak moom ci émission bu mag bi nga xam ne moom moo di sama Sénégal seen Sénégal sunu Sénégal moom mooy émission bi nga xam ne moom moo leen di gunge bu tàkkusaan gi jotee ngeen toog ci seen biir kër wala fu ngeen mënti nekk ñu di partager ensemble bu la neexee nga teg sa caayin comme man ni may tegee sama ataaya fii ci biir kër gi bu la neexee nga def sa say akara donc bëgg naa sax wuy ma fifi utal ma ay gerte nga indil ma ko rapidement ci kanam gerte kemb ak mburoog kii yow la moo nekk sa xel nambe heure bi day xaw a métti de ah. concentré da ngay def heure bi. heure bi boo lekkee nambe du baax ci yow da ngay gis. non da ngay gis pour mën a toog calmement. seetaan sama Sénégal pinton de œuf. pain akara. akara ton kon. utal ma pain akara ci kanam fii dégg nga. dañ ko jaxase. akara ak kaani waaw kaani ko ba mu saf saf. mais Bokar. mais wala boo gis. ci loolu ne. maa ngi char. ak mbir yi. maa ngi cool. mais est-ce que xam nga couleur yi nga mélangé nii lu mu tekki. couleur yi ma mélangé nii ñaari couleur yi nga sol nii. noir blanc. waaw blanc de ku ne xam ne moom mooy jàmm. waaw la paix. noir moom xanaa nag moom noir est-ce que xol bon. mais xol bu bon mais lii couleur na ko blanc bi. waaw jeex na mooy maanaam lay jàmm ak kii jàmm ak fitna. jàmm ak fitna nga boole. yes mais jox ñu jàmm ji rek nga téye sa fitna. waaw mais xam nga man jàmm ci laay dox. waaw jàmm ci ngay dox de. jàmm ci laay dox. tubaarkalla xam nga ne fii boo fi toogee même boo amul jàmm sax boo ñu seetaanee da ngay am jàmm. c'est vrai. ba sa xol bonee. boo ñu seetaanee da ngay kontaan. c'est vrai te instant bi nii mooy heure bu baax bi réew mi yëpp ñu la ñuy seetaan. kilifa yi ñu la ñuy seetaan. xale yi ñu la ñuy seetaan. góor ñi jigéen ñi képp koo xam ne yaa ngi yeewu biir Sénégal ak bitim réew sax heure bii mooy heure bu baax bi. c'est vrai moo tax foo ñu leen di bégal ci jàmm ji. waaw jàmm ak maa la wax mais naka mu. waaye sant yàlla. tey la lan. tey la ajuma. waaw tey la ajuma. léegi ajuma loo mu mën a wax tuuti rek ci ajuma. vendredi. vendredi wala plus souvent ajuma nag lan ngay def. waaw vendredi moom d'habitude moom. bu ñu yeewoo ba sangu rek. toog tuuti xaar heure juma jot. ñu dem julli ji juma. comme ni ko daan defee rek ay temps ba léegi nag ñu koy def. waaw yaa ma gën a xam. julli ji nga tey. waaw. ban juma nga doon jullee. ban juma nga jullee tey ban juma nga jullee yow. man jumaa kii Scat Urbam. jumaa Scat Urbam man jumaa Liberté 6 laa jullee. Liberté 6 laa jullee. mais la moo tax mënoon ñëw ñu àndandoo ak yow. du ma ànd ak yow du ma ànd ak yow. neexoo ma moo tax. d'accord tey la aljuma. vendredi di leen ci ndokkeel bu baax yéen ñi nga xamante ni yëpp yéen a ngi toog di àndandoo ak ñun di ci char bu baax sunu papa yi ak kilifa yi nga xam ne yëpp ñu ngi di àndandoo ak ñun waaye tamit di ci ndokkeel képp koy kilifa diine ak kilifa aada nekk fii ci biir réew jiital ko ci ñi nga xamante ni ñëpp ñoom ñoo yore diine l'islam ñu ngi leen di char bu baax te tamit di leen ndokkeel waaye tamit di ndokkeel képp koo xam ne rek ñu ngi toog di àndandoo ak ñun ajjuma dafa di bés boo xam ne bés bu spécial la comme ni ma koy waxee chaque vendredi ajjuma dafa di bés boo xamante ni képp kuy jullit bu bés bi ñëwee war nga koo yëg képp kuy doomu l'islam bu bés bi ñëwee war nga wane sa bopp ci diine gi wane sa bopp rek weesuwul lu dul bu 13h jotee nga gàddu sa li nga xam ne moom moo di sa kii sa sijaada doxantu nag ba ca jàkk jumaa ja jàkkaarloog suñu borom dis ko say soxla rek jox ko lim moom waaye nag daa mel ne ajuma nag mu ngi commencé perte valeur am ajuma commencé naa perte ay valeur am ndax nu mu daan mel ay jamono mais ñi daan valoriser ajuma ba tey ñu ngi koy valoriser waaw mais valeur am daa perte comment parce que léegi maanaam ay jamono maanaam boo xoolee vendredi bu jotee xale yeeg mag ñeeg day mel ni tabaski maanaam ajuma day mel ni tabaski wala mel ni korité mais léegi ajuma boo xoolee la plupart pas yi rek ngay gis ñuy dem juwaan julli ji wala dem di maire yi màggete yi xam nga lu tax bu njëkk ba nga daan gis loolu yëpp parce que sa doom bu vendredi bu musaana jot da ngay préparé dañ koy solal yére préparé ko mu sol yére olofam nga jàpp ci loxoom yóbbaale ko ba ca jumaa ja muy tàmm habitude boobu donc nag ñi ko daan def ñoo ko deful voilà kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir kër gi bu 13h jotee ñu ne sangal ma xale bi sololal ma ko yére bu set sololal ma ko lu rafet nga jàpp ci loxoom yóbbaale ko ci jumaa ja ñi ko daan def ñoo ko deful donc moo tax tey mën nañu ni perte na tuuti ci ay valeur mais vendredi mënul perte valeur am parce que ñi daan valoriser loolu d'une part ba léegi ñu ngi ko def mais d'autre part ñenn ñoo xawal la sew est-ce que dañoo dem ba tayal tayal loolu yëpp ci éducation la loolu ci yar la loolu yëpp ci yar gi la xam nga xale ci bi muy nekk xale ci nga koy jël di ko former ci benn comportement bi di ko tàggat ci loolu bu màggee da koy tàmm xale boo ko tàmbalee fu mu demee football ji ba 18h mu ñëw dugg ci biir kër gi sangu dem jàng ji ay leçon am après dem tëdd nelaw loolu lay tàmm ba mais est-ce que léegi dem parents yi amati nañ jotu xale yi Padros mooy li ma la wax
parents yi ñoo amul jotu xale yi. waaw. parce que benn. ñu ngi ci liggéeyukaay ya. waaw bu ñu xëyee 8 heures du matin. 21 heures wala 18 heures la ñu fay dugg si waat. te bu ñu dugg see dañuy sonn dañuy nekk ci seen i dossiers. war a lijjantiwaat yeneen affaire problème mu kër gi boo ñëwee war nga ko régler. boo ci paree dem nga tëdd nelaw. yeewaat fajar demaat liggéey ji. donc jànq yi la ñuy bàyyi ak xale yi. te jànq yi am na yoo xamante ne du seen rôle. dëgg la jànq yi li leen war mooy defar kër gi. togg nettoyer kër gi togg. jox nit ñi ñu lekk. dëgg la de donc nag ñi war a yar xale yi benn bokk na ci télévision yi. waaw te télévision yi yu ci bari clash yu ñu nag. yu ci bari defatuñu loo xamante ni moom mooy delloo si wat xale yi. donc nag xale yi li ñu obligé def mooy. dugg ci réseaux sociaux yi yow seen téléphone portable di connecté wu. nekk ci li leen neex. lu ñu gis ci réseaux sociaux yi commentaire ko. ba dem ba amaat beneen habitude boo xam ne yarewuñ leen ko ci kër gi. dëgg la voilà donc loolu parenthèse la bu gàtt. parenthèse la bu gàtt waaye gudd na de parenthèse bi tamit amoon na lu bari de. non liñ ci mën a waxtaan dafa bari. parenthèse dañuy bàyyi ba bàyyi baara ñëw. waaw baara bu ñëwee. waaw dinañ ci yaatal lu bari am na loo xamante ni man. mënuma ci wax lépp voilà donc nag dafa am fu may yem. bu baara ñëwee. eggali ko. ma ngoog alors ñu ngi jëm 18h30 di leen gërëm bu baax ci toogaay bi ak analo bi ak ñun bokkal ataay bi fu mu toll. caan bi léegi rek ah. teg nga ko. waaw teg naa ko en attendant. donc yónnee naa ay akara. ak gerte caaf. gerte kemb. gerte kemb. waaw ay kemb ak caaf bu la gën a. man na ataay na xam nga lan laa ci nam man. waaw koroket xam nga koroket. koroket xam nga koroket boo noonu koroket. boo koy teg nii di caan di yëy croquet da ngay am lu bari inspiration ngay am. da nga am inspiration waaw d'accord léegi nañu dem seetaan benn clip. ñu dellu si waat doogay dérouler suñu plateau. en beauté clip bi ñuy seetaan moom moo di Pape Birahim Ndiaye l'enfant chéri de la Médina clip bi nga xam ne moom moo di Nabi. merci beaucoup Ramatoulaye ñu ngi koy gërëm bu baax mais am na loo ma bëggoon jox léegi de bul ma ko jox gu ma xaaral boobu ba ci kanam taxaw rek yow am na lu ma bëggoon këpp ci moom far Ramatoulaye ni ma par contre jëlal antenne bi ma daa de këpp antenne mais bokkat. yes. yaa rasulillah Xuraysh nekk xaasi ni lan doon waay léegi kooku mooy Baye Fatima kooku mooy Cheikh Seydina Mouhamed mi nga xamante ni tey moo tax ñun ñu dikk ci àddina mi nga xamante ni tey moo tax ñu sàkkunu mi nga xamante ni tey lépp lu ñu war a liggéey ci àddina rek dañu koy xool ci moom doogay jëmale ci loolu ci yàlla dëgg la voilà kookoy gën mi def kooku ci leeram la yàlla sàkkee lépp loo gis ci àdduna loo gis ci àdduna rek ci leeram la ko yàlla sàkkee ci leeram la ko yàlla sàkkee des fois waykat yi sama baay ba nee na Alaaji Moustapha Mbaye du ma am baat bu neex mën a way te du ma way yaa Rasulillah bu la am baat bu neex mën a way te bul na way nabi sa baat lu mu neex boo wayul yaa Rasulillah xamal ne way wa niin na mais maa ngi am benn invité suma plateau du sax invité ci plateau bi la bokk di Aminata mais bien sapé ah sapé comme jamais donc Aminata sañ nga nag merci beaucoup ci yow laay roy mais tu vas bien ça va alhamdulilah mais lii lan la nii lii ëpp lii lan la alors lii ñu ngi koy wax waaf ëpp waaw ñoom daal ñoom mooy génne fii tey waaf ëpp ñoo la sañsel lii mais waaf ëpp xanaa ay sénégalais lañ ay sénégalais lañu ay jeunes entrepreneurs waaye balaa dara di xew may ma tuuti ma nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi kon nuyu leen maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu waa àdduna bi maa ngi nuyu képp kuy téléspectateur moo xam ci internet bi nga ñu seetaane wala sa kër maa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaare doxantu ba Mbour nuyu maire bi nice daal di dem ba France jeex na fu ne dinañ fa dem fu ne dinañ fa dem mais dafa mel ni Modou disponible na parce que ci kanam tuuti war nañu dem Radisson donc loolu la ñu may signaler nii bu disponible ñu jël ko bu disponible gul mën nañu bàyyi ba ci kanam parce que Aminata ñëw na ci plateau bi am rubrique bu spécial bi nga xamee dañu koy présenter donc ñu dem jëli ji benn clip juste après sax ñu dellu si waat mën a réew mi sunu réew la bu nu ko kenn yàqal réew mi sunu réew la nanu ko jël sàmm ko Sénégal sunu Sénégal la ñun donc ñoo ko mën a defar Sénégal sunu réew la boo xamante ni li nu ko bàkkee di pays de la teranga nag bu nu ko waxee bés bu jot war nañu ci di dox waaye nag tey ñu bari ñu ngi wàlliyaan si di dugg ci biir réew mi fii ci Sénégal bu nu fi dugg see du nu fi gis loolu nga xamee moom moo di pays de la teranga boobu ñuy woote donc nag li nga xamee moom la nu moomoon démb nanu ko wéy di valoriser di ko mettre en valeur de sorte que keneen bu dugg si waatee Sénégal
bu déggee loolu nga xamante ni moom la ñuy bàkkee di pays de la teranga dina xam ni Sénégal kat dëgg-dëgg dëkk la boo xamante ni dëkkum teranga la donc nag ci loolu la ñuy demee foofu la ca Radisson fekk fa Modou je rappelle combat bu mag bi nga xamante ni Pape Abdou Fall organisé na ko di Siteu ak ki nga xam ne moom moo di Papa Sow loolu nag ñu di ci àndandoo ak ITV donc nag Siteu ak Papa Sow combat bi taxaw na face to face bi tey lañ koy amal foofu la ca Radisson Blu dañu fay dem fekk fa Modou directement en direct bu ko defee mu wax ñu exactement déroulement bi nga xamante ni moom moo am foofu la ci plateau boobu ñu war a def di face to face bi war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow dafa mel ni Modou mu ngi ci antenne bi salaamaaleykum Modou. maa ngi lay siyaare waaw Padros maa ngi lay nuyu bu baax. Modou kan moo la ñawal sa yére bi. waaw. mais mais Padros xam nga rek teel a jóg bi rek yaa ma gën a xam. dem foofu noonu ñooy ànd rek. Modou ki ma ñawal non ñoo bokk ñu ñawal waaye Padros man gisuma sax li nga sol mais xam naa ñoo bokk ñu ñawal yow yaa ma fi yóbbu mais maa ngi lay gis xam naa doo ma gis mais maa ngi lay gis man. waa gis ma la ndax ma mais Padros maa ngi lay nuyu wax nu programme bi nga xam ne ITV yëpp. donc ñu ngi fii ci hôtel teeru bi taxaw ak ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall borom xew bi xew bu mag boobu moo ànd ceeg E-Media Events E-Media ITV ñu ngi fi i-radio ñu ngi fi équipe bi yëpp a ngi fi Pape Abdou Fall la ñu nekkal nii Pape Abdou Fall ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay yaa ngi directé ITV. waaw di leen nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu Padros nuyu téléspectateur ITV yëpp di nuyu assistance bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ngi fi taxaw Papa Sow yegg si na ñu ngi préparé xaar Siteu incha allah jublu ci liggéey bi di féliciter aussi waa ITV donc ci partenariat bi nga xam ni am nañu ko ak PAF production incha allah fas yéene dugg ci làmb ji arène bi apporter ci leur touche muy lu ñu rafetlu trop te fas yéene leen accueillir à bras ouverts. donc Pape Abdou Fall bëgg nañ tamit nga wax ñu solo si bis bi lan moo tax soit ñaari mbër yi ci bis bu magee nii war a yëkkatiwaat làmb. waaw comme ni nga ko xamee lamb la Siteu Papa Sow ñëpp xam nañ ni ñooñu ñaari ndaanaanu bëri la Papa Sow amul lu mu fi deful Papa Sow Modou Lo Papa Sow Lac de Guiers Papa Sow lu ne am na fii ci lamb Papa Sow def na ko fii donc Siteu di xale yi Caaroy bi nga xam ni ndaanaan la moom itam ci lamb ñu rafetlu trop seen combat muy ñaari attaquants yi war a daje mu doon premier choc bi nga xam ni fas yéene na am le 5 avril bu neexee yàlla. nga choisir groupe E-Media tamit pour ñu ànd ak yow ci bis boobu. waaw xam nga man développeur la et j'aime relever le défi et puis E-Media gis naa ni ñu ngi ñëw bay seen laaj ci paysage médiatique bi muy lu ñu rafetlu trop ñun itam ñu fas yéene leen tendre la main ñu ànd liggéeyandoo ku nekk gis ci sa bopp et puis li ci des mbir yàlla la daal. waaw ñu ngi lay jaajëfal xam naa ne Siteu ngay xaar fu mu toll nii. waaw Siteu lay xaar nii incha allah ñu daal di jublu ci liggéey bi li ci des nag xam naa ne bu ñu duggee ci salle bi ñu gën a continuer waxtaan wi bu neexee yàlla. donc Padros noonu la demee Pape Abdou Fall ngoog gis nga li mu wax noonu Siteu la ñuy xaar Papa Sow ñëpp ñëw na depuis sànq donc ñu ngi nii taxaw ñëpp a ngi ci biti di xaar ki nga xam ne mooy Siteu xam naa mu ngi si yoon wi nee nañu soreetul léegi mu yegg si donc Padros dama lay bàyyi xanaa nga doxal ba ci kanam. non Papa Sow moom yegg si na mu ngi si biir mais Siteu mooy ki nga xam ne ñëwagul mais nee nañu mu ngi ci yoon wi léegi mu yegg si xam naa. d'accord ay minutes yu néew donc nag lépp lu ci mënti am je rappelle moom ni ko nar a dégtal di Modou nekk foofu la ca teeru bi face to face bi war a am ci diggante Papa Sow ak Siteu ak Papa Sow je rappelle Siteu nag moom mooy doomu Lansar bi doomu Diamaguène bi Papa Sow mooy doomu Parcelles Assainies bi donc nag Parcelles ak Diamaguène ñoom ñoo nar a daje Pape Abdou Fall di promoteur bi nga xam ne moom moo organisé événement boobu événement bi nag du lu ndaw Bokar ñaari mbër yi nii. waaw te ñaari bokk génération la ñaari bokk génération la te dañoo am ginnaaw macha allah. d'accord Papa Sow koo xam ko ci jom ak fulla ak fayda. non bokkuñu génération Papa Sow moo jiitu Siteu ci affaire bi tey mën nañu ni Papa Sow moom may chance Siteu mais Papa Sow am na ginnaaw comme Siteu mu amee ginnaaw xam nga mën na ko jiitu génération mais du tey ginnaawam day may ginnaaw xale ginnaaw gi maanaam public bi topp ci ginnaaw moo tax ndeysaan combat bu tey Papa Sow tamit gëm nañu ni public am gën na yaatu ndaxte Parcelles dañoo booloo den benn fan su Modou Lo yi fan su Papa Sow ak yeneen mbër yi nekk Parcelles yëpp dañoo àndandoo doon benn en tout cas daal xam naa ne combat bi moom combat mel ni fii rek la mën a amee ci dina fi gëj am de ITV rek Modou dafa am loo ma war a wax
merci donc Padros dama lay bàyyi nga doxal ba ci kanam tuuti rek fekk Siteu yegg si su ko defee ma jëlaat. jërëjëf ci kanam dinañ fa dellu si. merci beaucoup ci teeru bi àndandoog Modou ak équipe bi nga xam ne ñoom la ñu envoyé foofu la ca teeru bi pour face to face bi mais Aminata mais bien sapé. merci damay roy ci yow rek. mais sañ sa nga de dafa mel ni Siteu agsi na waaw Modou d'accord nee na ma d'accord ana Siteu war ñu Siteu dafa mel ne Siteu ngi noonu di ñëw Siteu ngi noonu di ñëw xam nga Siteu tamit day boromi mbir dafa mën bis Siteu dafa mën bis te dafa am gannaaw donc Siteu Seex demal Siteu agsi na donc Siteu yegg si na Siteu ngi noonu xale bee ko mën a baax xale bee ko mën a baax xale bee ko mën a bëri mi ngi ànd ak xale jàmm gi. Papa Sow mi ngi bëri ku am public ku am mbooloo ku mën a li ci Siteu dafa am mbooloo. Modou est-ce que mën nga ñu jox dëkkal mi waaw bi balaa muy dugg moom laa lay waajal nii bu soobee yàlla di nga ko jot Padros bu soobee yàlla di nga ko jot may ma tuuti rek maa ngi nii di dafa xaw a bëri ay journalistes yoo xam ne tamit dañu yor micro donc du lu yomb lool Siteu ngi nii di wàcc di sotti ndox comme ni ko mbër yi defee ñu ngi def seen débat dépp voilà am na ku génn dafa génn ci oto bi dernière consigne xam na bés min na bés te attan na bés Modou ñu bàyyi la ak antenne bi waay déggal Fatma Diawaay la jeune femme reporter Modou ban caméraman nga àndal xanaa papi la Naar Diop Colombo Siteu moom xanaa dafa ñëw pour bëri si Siteu moom ñëw face to face la ñëw di Siteu de mi ngi mel ni ku ñëw pour bëri si yaay de mbër bu mag ngay bëreel de Siteu ngoog mais Padros xam na Siteu du mën a wax ndax nee nañu dañu xaw a tardé dañuy dugg ba ci biir directement rek lii xew foofu lay xewee Siteu ngoog yaa ngi koy seen noonu Padros mu ngi noonu tey laay daw comme mbër tey lu ñu def dinaa ko def waaw Modou Padros gis naa ko Siteu ngoog waaw léegi Siteu moom lu muy daw mu ngoog ngay gis non ci la bokk man mii sama ngi daw Padros mais ñu boole leen ci mbër yi de ba dóor leen ay briques foofu ak kii la presse dugg leen ngeen installé non man bu ñu paree nga wutal ma licence rek damal CNG rek ma lijjanti licence gars yi dugg leen ngeen installé waay gars yi dugg leen ngeen installé donc tamit Padros wax la ne Siteu ngi noonu taxaw Pape Abdou Fall taxaw ci wet bi ñu ngi koy waaj a dugal donc Siteu ngay jàkkaar lool noonu may la ñu tuuti rek Siteu mu ngi wax ñaari baat yaa ngi direct ITV ko micro bi Siteu laaj ko lu mu indi tey ci face to face bi na wax Siteu day léemu di cëppi mais mënagul wax dugg leen ci biir gars yi ngeen may ñu gars yi dem leen ci biir leen yàq organisation bi donc Padros il faut que ñu dugg ci biir su ko defee regarde-moi Cheikh Oumar le visage de yaa di yóbbu ay camion ki ay oto ki yooyu ñu naan valise bi ñu yor suñu téléphone portable yaa ngi bëgg am problème
Mama Lamine combat bi fu ñu koy bëree àll paya lañ koy bëree wala fu ñu koy bëree. ñaan yàlla yàlla may ñu ndam. lan mooy seen problème. sant yàlla rek. kii baal na ko mu liggéey. ana gaay. waaw ñu ngi non non kii nañ ko bàyyi moo nekk en direct actuellement ah. ñu ngi xàll yoon wi pour ñu mën a dugg si biir. ok gars yi donc Siteu ngoog ñu ngi xàll yoon wi ñu ngi xàll yoon wi d'accord pour Siteu mën a dugg si biir. léegi gars yi li ñuy tuur ñu tuur ko fii du ñu dugg ci salle bi ko tuur après ayca léegi nañ leen def waaw fis ubbil jàmm la rek bu mu la jaaxal Siteu ngoog di dugg mu ngi noonu di sotti ñu koy sottal mbir yi débat def yi comme ni nga koy waxee Siteu ngoog. Ibrahima du mbër mu jeex na ah gars yi ayca ñëw leen non moom day def direct mooy def direct bi actuellement waaw waaye xiit am na bis. ayca Ibrahima ñëwal am na bis ndax Papa Sow tamit day mbër te yëpp nañ ko waa Rock Énergie ñu ngi ànd ak moom. donc Padros Siteu dugg na donc Siteu dugg na waaw dugg na mu ngi nii ñu ngi nii ci salle bi ñu ngi ci biir salle bi ñu ngi ci biir salle bi Siteu ngoog jaa ngi noonu enfant chéri de Lansar Padros bu mën a trop ñoo ngi fi taskatu xibaar yi ñëw nañu gars yi la presse là bu leen yàq si liggéey à part kii def direct taalibe baax yéegal Ibrahima ayca wala ak ITV dootu ko defati de gars yi ànd ak moom dañuy jël place ah du yaa nu choisir du yaa nu choisir ayca gars yi Déjà dans un premier temps, yëpp jëlal gars yi ñu daal di toog taalibe xew Bamba baa ngi waaj a commencé xew baa ngi waaj a commencé taalibe Bamba Malick Thiandoum dans un premier mooy wax noonu photographe, Alsane ngañ on accorde 5 minutes Siteu ngoog toog ana Malick Thiandoum pour organiser wu pour jël les photos après ñu commencer live. waaw ñu ngi may presse bi D'accord. ñu jël ay photo su ko defee ñu d'accord léegi Modou dinaa dellu si waat ci yow ci kanam tuuti sottil nañu dinaa dellu si fu mu war a toog ah sottil am na lu ñu ko sottil maa ngi Siteu, naan d'accord. waaye am na lu ñu ko sottil fu mu war a toog donc c'est normal ay débat déb la ci lamb ji la bokk mu ngi noonu ngay gis Célébré au photographe nañu xar fa xuuf ba du bu baat bu xar fa Papa Sow xuuf leen Padros lii la Siteu ñëwee nii la Papa Sow ñëwee Papa teel na ñëw waaye Siteu ngoog di toog donc Padros mbir maa ngoog gis nga ni mu demee donc dafa mel ne dara rëccu la ci xam nga sama Sénégal moom lépp luy xew Sénégal dañ la ko war a jox ba mu doy noonu lay demee. s'il vous plaît, Abou may leen photographe yi ñu jël. Voilà, ñu may. donc Padros lii kenn xamul d'accord léegi Modou dinañ dellu si waat ci kanam ci yow parce que am nañu fi benn invité te dañu ko war a dugal léegi-léegi ci plateau bi merci Modou ñu ngi koy gërëm bu baax merci beaucoup Ramatoulaye di gërëm bu baax Modou te ngaa nopp te ngaa jug sama nopp yi nga nekk ñu di wax nii Modou bari na wax trop mais Papa Sow ay waay Padros Baye jàmm. Papa Sow Siteu mais naa la xamal leen de
combat bi dina rëy de gis na Papa Sow toogaayam. émission Padros Sama Sénégal Papa Sow ci signature contrat bi ñu teel la gis nga ñëw lool. waaw non ñun heure la ñu wax nag dañu waxoon 3h30 maximum 4h 4h mooy fi la ñu fekk daal. donc tey ñëw nga ci forme pare bis bi bu baax. waaw ñu ngi waaj nànk-nànk rek ñu ngi waaj nànk-nànk rek. muy combat boo xam ne tamit yaakaar nga ne combat buy war a yomb la si yow wala combat la comme combat yi bi. non combat bu yomb amul combat boo jël ne day yomb combat bu yomb amul champion laay bëreel sama adversaire laa bëreel sama nooy laa bëreel dama ko jox cër bu mat sëkk di ñaan yàlla mi am ndam di may ndam yàlla na ma yàlla may ndam. Padros loolu mooy kaddu yu Papa Sow pour teel leen bàyyi parce que gars yi ngi organisé waat gars yi su ko defee Siteu ndax mën nga ñu nuyu yaa ngi direct ITV. Siteu ñu ngi lay nuyu. Siteu yow 13h 15h lañ la joxoon lu tax lu waral tardement bi. lu war a am la rek. lu war a am rek. donc Padros yaa ngoog Siteu nee na tardement bi lu war a am la mais Siteu ànd nga ak say mbokk ñëw yu am solo. yaa ngi direct ITV émission Sama Sénégal donc ñëwin wu am solo léegi lan nga yëg ci bi nga dugg see ci salle mais sant yàlla rek après lépp lu ñuy wax dinañ ko wax si kanam. mu ngoog kon Siteu nee na li muy wax dina ko wax si kanam Padros donc dañu lay remercier bu baax a baax te loola mbir yi nga doxal ba ci kanam ba ñu am leneen lu ñu war a wax. d'accord merci beaucoup Modou ñu ngi koy gërëm bu baax ci àndandoo bi ak ñun foofu la ca teeru bi face to face bi war a am ci diggante Siteu ak Papa Sow ñu yeggale suñu plateau Aminata ñëw na fekk ma ci plateau bi mais tu vas bien Aminata. ça va très bien alhamdulilah bien sapé. sañse nga de. ay yow bu ma nax waay. bu ma nax. mais da nga sañse. dama jéem nga nii defee rek tour noir nii. gisoo ci yow laay roy de. mais arrière ne ma xool ni nga sañse arrière ne. gis nga ba jëlal li ma sañse jëlal li ma sañse bi xale bi sañse na de xale bi sañse na de ku la sañseel. sama naataangoo yi xanaa. xale yu am jom yi. waaw waaw ay xale yu ndaw. di defar lu rafet. doon doomu dëkk bi. dëkk ci dëkk bi te yàquñu dëkk bi. nii laa ko bëggee dama bëgg kuy sañse. mais tu vas bien. ça va alhamdulilah. ñu bàyyi la nga nuyoon teg téléspectateurs yi. alors rebonjour maa ngi nuyu ñëpp di leen dalal ak jàmm ci ITV di leen wax ni mbégte ak kontante bu rëy la ñu am teew fii ngir dégtal leen ay xabaar ngir dégtal leen li xew fii ak fële alors je pense que sama people lu ñëpp doon xaar la agsi na et ci kanam tuuti lay doon. d'accord sama people ci biir sama Sénégal sama people yow yaa ngi dikk ngir jottali ñu lépp luy actualité nekk ci people ci au niveau fii ci Sénégal. national et international très bien d'accord tey lan nga ñu indil pour ñu xam ko ci côté people. alors tey indi nañu ñaari news yi nga xamante ni moo gënoon a ci la ñu gën a wax ci biir semaine bi. bi njëkk fii nii la xewee Sénégal. mu ngi wax ci Akon dinañ leen bàyyi après ngeen découvrir ko. beneen bi dañuy doxantu dem ba bitim réew. ci réewu Angleterre. Prince Harry ak njabootam bi décidé ne dañuy génn dëkk ba dem bitim réew dëkk ji fa. suñu paree nag daal di reetaan tuuti ak suñu gaynde préféré bi di Sadio Mané. d'accord gaynde préféré bi di Sadio Mané fan la ñu dooree tey. alors ñu ngi dooree ak Akon. Akon waaw d'accord Ramatoulaye su fekkee élément bi baax na ñu seetaan ko rapidement te dellu si waat. daleen ak jàmm ci seen rubrique sama people mu di tënk actualité nationale et internationale tey nag ñi ngi tàmbalee ak anniversaire u génnuk àdduna Ndongo Lo mu nekkoon artiste bu ñëpp ràññee woon mu génnoon àdduna le 16 janvier 2005 ren nag mu daal di tombeek 15e anniversaire de décès am nit ñi di ko delloo njukkal kenn fàttewu ko defe naa ne baatam mu ngi résonné ci suñu xol yi ak ci suñu bopp yi ba léegi di ñaan yàlla suufu Tuuba sedd ci kawam. ñu daal di ci toftal ki ñuy woowee Alioune Badara Thiam ñu gën ko miinee ci turu Akon mu nekk artiste R&B bu ñëpp ràññee dëkk foofee ci États-Unis Atlanta moom nag li tax ñuy wax ci moom tey dafa jot benn agrément ci loxoy nguuru Sénégal mu war a tabax benn cité bu ñuy woowee Akon City foofee ca Mbodiène ginnaaw Mbour moom nag wax nañu tuuti ci yéenewam ngir bëgg a développer tourisme fii nii ci Sénégal. sama vision boo am pour Sénégal tabax fi benn city boo xam ne tourisme mën a ñëw and support and also nekk ci benn réew boo xam ne Sénégal moo mën a welcome yeneen réew yi ak monde bi suñ bëgg a ñëw pour seen history xam seen bopp ñu mën a dal Sénégal te mën a yomb ci ñoom in that process I also like to thank the director of general CEO
et Sénégal. ginnaaw bi ñu jógee foofu ñu ngi dem bitim réew ci dëkk bu ñuy wax Angleterre doomu ki ñuy wax reine Elisabeth di prince Harry dafa jël décision wu génn dëkk ba moom ak njabootam dem bitim réew dëkki fa ginnaaw fitnaal bu ñu fitnaaloon soxnaam waaye tamit ngir bëgg a am indépendance financière boppam waaye tamit loolu du tere mu bàyyi xel doxalinu nguur gi foofee ca Angleterre kii di reine Elisabeth nee na gisu ci benn problème ndax moom lenn rekk ko soxal fu njabootam mënti nekk ci àddunaam ñoom nañu nekk ci jàmm te ñu bëgg. ñu daal di dem foofee ca Égypte ci cérémonie CAF ba fa xewoon ba ñu joxe Sadio Mané ballon d'or bi ba pare nag am na lu fa daal di xew lu xaw a spécial dañ leen koy digtal rek. Congratulations, you're gonna win the Premier League. Do you set like short-term goals or long-term goals, or you just play football and you enjoy your football? Congratulations, you're gonna win the Premier League. Do you set like short-term goals or long-term goals, or you just play football and you enjoy your football? lii lañ leen fi indiloon ci seen rubrique sama people di leen jox nag dig daje ba talaata. da leen ak jàmm ci Sadio Mané sama people yaa yay Sadio Mané yaa yay laalal bant ana bant yi sax ñun tam nañ ko laalale bant nañ ko laalale waaye Sadio Mané yaay waay ah tàpp doomu jàmbur ji bëgg ko kii comme ça. oui ba laalal kaas. ma laal kaas waaw Amina. merci beaucoup da ngeen naan ataaya. waaw laalal kaas. ma laal kaas. ok Sénégal ñëpp naan ataaya. laal kaas rek mais nga wax ñu tuuti ci élément bi nga def ji woon. alors ñu ngi commencé doon rendre hommage Ndongo Lo mu nekk artiste bu ñëpp ràññee woon nekkoon jeune yàlla def nag li ko soob mu daal di fii teel a jóge ci atum 2005 la woon mu ngi daal di mat 15 ans maintenant mat na fukki at ak juróom te bi mu fiy jógee yàlla dafa defoon mu nekk ndaw ndeysaan fanweeri at kese la amoon nekkoon xale bu ndaw baatam neexoon lool mu bëggoon Serigne Fallou ba ñëpp di ko woowee Ndongo Lo mu Serigne Fallou yàlla nag daal di def li ko soob waaye 15 ans après mu ngi nekk légende ba léegi waaw loolu nag defe naa mooy artiste dëgg. waaw juste après nga ñëw ci Akon. waaw après ñu ngi ñëw ci Akon ñu ngi ko gën a xamee ci turam muy Aline Badara Thiam Akon nag yàlla dafa def ni dafa nekk artiste R&B mais daf see yemul parce que mu ngi def business en même temps parce que avant muy jot agrément bii nii ñu ko jox mu ngi tàmbali woon ak li ñuy wax Akon Lightning Africa. donc mu ngi tàmbali woon février 2014 alors Akon Lightning Africa benn projet la bu mu amoon projet la pour def ay panneaux solaires donc dañu découvrir que ne Afrique 41% moo am électricité moom nag alal bi mu am daf ko bokk ak ay partenaires am ñu ne dañuy def benn programme pour mën a leeral Afrique donc ñu tuddee comme Afrique dañuy am jant 12 mois sur 12 donc ñu utiliser jant boobu noonu pour di ci mën a am énergie parce que gis nañ coupure yi dafay faral di fréquent donc ba Afrique bu ñu koy def ci Afrique Sénégal lañ ciy jiital Sénégal bokk na ci donc entre 2014 ak léegi amagum nañ je pense bien su ma juumul 14 pays yu ñu leeral et te macha allah liggéey bu mucc ayib la waaye li ko tax ñu wax ci moom semaine bi mooy que ni dafa jot benn agrément ci njiitu réew mi président Macky Sall mu ngi ko may 50 hectares foofee ci Mbodiène ginnaaw Mbour sama dëkk. d'accord donc 50 hectares yi bi ñu ko joxee c'est pour mu tabax fa benn cité bu ñuy woowee Akon City. donc dina am 60 villas pour le moment loolu la ñu waxagum 60 villas yi nga xam ne dina am commodité yu bees yépp maanaam installation yu bees lay doon maanaam daal villa yu mucc ayib la man moom ku ma fa dëgg nee ma massa. di nga fa dem dëkk ji. ay incha allah. d'accord léegi da ngay bàyyi cité Emedia bi kon. non du ma ko bàyyi. ok mais xam nga boobu rek suñu cité bi moo gën a dàq cité. ah non ragal féete day xañ a wërsëg de man maa ngi Emedia ba géej gi fer. donc mu ngi ci ànd ak ministre Alioune Sarr. mu nekk chargé du tourisme et du transport aérien. léegi nag ñu ngi ci war a ànd ak SAPCO tamit. SAPCO ñëpp xam nañ leen ci liggéey bu mucc ayib bi ñuy def par rapport à l'aménagement territorial. et aussi ñu ngi ci war a ànd ak plan Sénégal émergent mooy PSE. mooy plan wu président Macky Sall bi. pour promouvoir li ngay xam ne mooy tourisme Sénégal dafa nekk pôle touristique bu ñëpp di xaw ma nu ma koy waxee nag ci wolof dañuy daw di ñëw ci Sénégal ndax naaj bi ndax dëkk bi ndax Sénégal dañuy wax ne mooy le pays de la teranga donc moom dafa bëgg ñu promouvoir le tourisme fii nii ci Sénégal donc loolu yokk a tax mu def cité boobu noonu donc président bi léegi cité bi bu ñu ko créé ñan ñoo ci dëkk
pour le moment joxe guñ information bi. D'accord. donc pour le moment joxe guñ information parce que man li ma dégg mooy. Uh-huh. cité bi bu ñu ko créé dafay am xaalisu boppam. tout à fait. dafa am xaalis bu dugg ci biir cité bi. tout à fait voilà doon naa ci ñëw xaalis bi mu ngi tudd Acoin. Acoin. d'accord comme léegi Sénégal day am ñaari xaalis yu wuute. donc en fait loolu cryptocurrency lañ koy woowee en anglais. mooy une crypto-monnaie mooy benn monnaie bu ndaw lay doon bi nga xamante ni ci benn zone lay daw. yaa ngi comprendre. comme ni nga xamante ni éco bi bu ñëwee dina daw ci zone UEMOA bi su ma jumulee donc Acoin day nekk benn crypto monnaie bu nga xamante ni biir Akon City boobu noonu dina fa daw. Akon City bi nekk ginnaaw Mbour. Akon City bi nekk ginnaaw Mbour day am devise booy dugg ñu wecci la nga daal di am Acoin boo duggee foofu loo bëgg a jënd loo bëgg a def say achat ak yooyu Acoin ngay utiliser. boo génnee foofu xaalis bi dootul. booy génn foofu dañ lay wecci waat nga amaat sa CFA wala sa éco. d'accord. yaay choisir. léegi projet bi démarré nañu ko wala. démarré nañ ko jox nañ ko agrément bi semaine bii nii. donc sous peu de temps incha allah dina war a démarrer activité yi pour construction bi parce que délai de 1 an la ñuy joxe. donc fii ak janvier 2021 normalement dinañ pareegul. d'accord léegi ñu ngi jàll aussi ci bitim réew. la fa xew mooy Royaume-Uni. ñu gën ko miinee ci Angleterre. ki ñuy wax Prince Harry di doomu reine Elisabeth bu ñëpp xam àdduna bi yëpp xam ko dafa jël décision wu daal di génn dëkk ba moom ak soxnaam di Meghan Markle ak seen doom bu ndaw bi donc parce que li njëkkoon mooy dañ doon fitnaal soxnaam si ndax dafa nekk métis ñoom nag ñu xam ne sang royal la ñu ne kenn du ko rax loolu nag moo commencé woon nekk début bi léegi nag mu dem ba ci biir mu ne moom dafa bëgg a am indépendance financière boppam daal di ci waxtaan ak yaayam waxtaan ci ak ñi ko wër bi ñu defee réunion ba pare mu daal di joxe kii bi communiqué bi reine Elisabeth ne moom gisul benn problème à ce que Prince Harry ak njabootam génn dem d'autant plus que entre Royaume-Uni ak Canada la ñuy jaabante. C'est vrai. donc du ñu toog le fait que mu génn dëkk bi ça veut pas dire que dañuy abandonner seen rôle en tant que senior dañuy continuer di superviser. voilà dañoo génn parce que. dañoo génn pour mën a am seen indépendance financière bopp ba pare mën a nekk un citoyen du monde donc ñoom jàppewuñ seen bopp comme ay anglais kese mais dañ jàppe seen bopp comme ay citoyens du monde donc pour le moment joxe guñu destination exacte fu ñuy dëkk ji ñi ngi naan Canada ñi ngi naan dinañ dem États-Unis te ñu ñëw Sénégal. ah waaw bu ñu ñëwee tamit ñu jël di ndax Sénégal comme ni ma ko waxee sànq la rek dëkku teranga la waaye tamit bi juste après loolu journal bu ñuy wax The Times mu ngi joxe benn nouvelle comme quoi que ni soxnaam si Meghan Markle xam nga artiste américaine la woon léegi nag nee nañ Disney waa Disneyland ñëpp xam nañ leen dañ ko proposer benn rôle waaye nag prononcé guwuñ ci donc ñun ñu ngi xaar boobu di leen ko dégtal ci yeneen ni xabaar. d'accord ah fu ñu koy jeexalee. ñu ngi koy jeexalee ci Sadio Mané nag en très bon sénégalais. bëgg ku ko catu xale bi dafa bëgg a dem fu sori. waaw te Sénégal yëpp doomu Bambali boobu Sénégal yëpp. ñu ngi topp ci ginnaaw. Sadio Mané da ngaa am fulla. bëggul ku ko je t'aime Sadio Mané. nee na kenn catu. touche du bois. touche du bois donte la sax est-ce que bois la. bois la maa ngi xool mu ngi weex de daa mel ni métal la de. Ramatulaay xoolal ñu xool. ah bois la darawul bois la def ci boppam daal bois la. moom daal mu ngi noonu daal bois la def ci xelam bois la mu ngi noonu daal touche du bois lan la ko waa ji wax ci anglais. waa ji dafa nekkoon di ko décriratal parcours am 2019 macha allah il a fait un parcours exceptionnel. donc loolu la gaañ bi doon énuméré waat. ci suuf nan la ko waxee en anglais. Padros bu indi problème xam nga man ñëw naa ba ma ñëwee ba léegi maa ngi wax wolof ak français maa ngi débrouillé. léegi nan la ko posé en anglais. dinaa la ko indiwaat mais waxal wax. dinaa la ko indiwaat xamal leen de. Sadio Mané daa waane day laal ay bois rek mais moo xam ne cat mënu ci moom dara. daa waane rek di waane di laal ay bois nii di xoos. rek leen Sadio doomi Bambali la Bambali mais cité Akon bi. waaw noo ko gisee. cité Akon man moom fa laa dëkki man d'ailleurs déjà cité bi dañoo wax gu ñan ñoo fi war a dëkk sax. man fa lay dëkki man parce que déjà déglu rek nee nañ Akon dafa créer cité bi. pour jëli ji waa bitim réew. bu ko c'est-à-dire kon bu mu ñëw. bitim réew waa Sénégal fa dëkk maa bitim réew dégg nga ma wax expliqué. attends xam nga Sénégal. comme tout à l'heure ni ko Amina waxee. pays la boo xamante ni. dafa c'est-à-dire touristes yi dañu fiy bëgg di ñëw à tout moment. donc Akon bu créer dëkk bu mel noonu. dafay baax américains yi di ñëw fii Sénégal. Sénégal yi dafay baax non Sénégal yi mën nañ di dem mais ñun nañuy ñëw rek di ñu dimbali ci côté tourisme. voilà ñu gën a am valeur. man moom xam nga ma bëgg dem dëkk ci dëkk boobu. ndax nee nañ Akon du fa dugg.
te man maa ngi gis naa ñuy partagé nee nañ loolu mooy éco xaw ma xam dëgg la am déet maa ngi ñuy partagé ndax éco bi nee nañ noonu la mel loolu bu dee noonu la mel moom sama doom dama koy tuxal mu dem dëkk Gambie xaalisu éco bi waaw am na luñ ci kii mais loolu il faut xaw ma xam moom la am déet waaye bu dee moom man Gambie laa dëkk wala man dëkk ci sa éco bi moo xam ne éco pourquoi loolu mais gis nga loolu xaaj ñu vulgaire yow ni nga ko nataalee dafa rafet dafa ñaaw ci gisin imagine yow nga jël sa doom jox ko pièce ne ko dama jëndam fee crédit wala dara mu xool xaalis bi dèjà am na loo xam ne mu ngi dox ci maay nam bu ko xoolee xel da ciy nekk kon moom maanaam yaa ngi yàq ñu ngi yàq xale yi comprendre nga ñu ngi leen di influencer ci lu bon très bien parce que bu nekkee loolu mu xamoon dëgg la am déet bu nekkee noonu la mel moom man je dis man bu nekkee waa Télé Gambie yéen may xool recruter moom ma ñëw Gambie dëkk Bokar loolu prototype la prototype mooy maanaam lu ñu defar pour jéem ko jàllale wóoruñu ndax moom la am wala du moom waaw moom dafa moom aussi prototype la rek ñun ñëpp gis nañ ko mais amaguñ ci confirmation dama ne bu dee moom la damay dem dëkk ci de école wala ma dem Gambie Badou yaa ngi Sénégal ba léegi rek d'accord mais Aminata mais kontaan nañu maa la gën a thank you you welcome you welcome Amina Padros jàpp si rek waaye you welcome Amina thank you so much thank you so much fine I'm fine and you I'm fine and you I'm fine tay de lakk anglais where you come from I'm good tay dama dégg anglais tay de lakk anglais de comme kii man la ñemee rek xam ne ma dégg ma dara man la ñuy di sama non man bu ma woowee de lakk ak man anglais lakkante ak moom yow lakkante leen how are you I'm fine and you Bokar I'm good you're good you nice full fine and you said how is the weather like today you weather like today yes you how you do like today merci waaw alors merci beaucoup kontaan nañu maa ngi gën a kontaan rendez-vous lundi mardi maa ngi jox dig daje téléspectateurs yi ak internautes yi aussi di ñu suivre depuis partout dans le monde waaye danga may tuuti rek ma daal di def benn coucou bu ndaw sama yaay booy foo fecc mbuur maman kontaan nañu ñu ngi lay nuyu di la ziyaar ci àjjuma di nuyu képp ku ñuy seetaan à travers le monde foo fecc Maroc dem ba France ci sama mag ju baax jooju daal di dellu siwaat ci Sénégal kon jox naa leen dig daje mardi incha allah rabbi incha allah mardi mu dellu siwaat moom Amina ñu dem àndandoo ko Ramatoulaye ci côté régie jëli ci benn clip dellu siwaat am naa nag invité bu spécial ngandam maamu invité la am invité bu pota invité bu ponkal invité boo xamante ni invité bu punk mais punk ci li muy liggéey moo tax waaw xam nga damay dégg muy faral di wax moom lu amul punk bëgguma bongo waaw moo tax ma bu lee téele ba ne la garaaw ñoo nuppi ko bëgg naa donc Bokar bu yàq surprise bi nag yow tamit kii nii lay def nii la may def xam nga mënulu ma ko dara donc ñu dem àndandoo ko régie Ramatoulaye seetaan benn vidéo rapidement ñu dellu si waat dalal suñu invité connexion yi xoolal te jéem a yëkkati seen góol gi ma doon ngeen seen ab lii day dim ngoom yàlla na gudd fan ku ne amin yàlla nga gudd fan xanaa xamoo courant ga ca Makka mooy taal ba jig dër e dama ne mise ya ca Rome na mu nga Jérusalem kon ne leer ndax gaal gii ñëw gaal ga ca topp ne dara nga ca waaye gaal gii ñëw gaal ga ca topp ne teraanga la et partagez leen connexion yi partagez leen connexion yi waaye ma ne partagez leen connexion yi partagez leen connexion yi partagez leen connexion yi ku ci amul connexion ubbil sa doona ngi partagez la connexion nga daal di sinab lii ndax kat xel dafa dégg ndigal foo ko teg rek daal fa lay tegu ak a dégg ndigal xel day jël lu baax léeg-léeg mu jël lu bon waaye li ci xel li ci bët li ci xel xoolal sa xel bi def na la wàllu daal moom doogu nit day xalaat lu baax bu sottee leer waaye booy xalaat lu bon bu sottee gaañ la mu yéen lan la xel di jëriñ xanaa du xalaat nit day xalaat lu baax tey def lu baax tey dem fu dem di wax lu waxu di def lu defu Cheikh Anta ku koy dundee defal never give up e bul topp doo bul faale bul suuraale sax ci xelub safaan mooy xel bi nga xam ne daa lay andir soxor ba da ngay mujjub añaan moo lan la xel di jëriñ xanaa du xalaat day xalaat lu baax tey def lu baax xel ba def
xool bi kat nag doo toog lan la yow doo toog lii lan laati la doo toog lan la moo xanaa amoo loo taasu yow foo man dañuy meetuma fente man wéetal ak sa xel naan cat sa xel jii ma def lu leer naa kooku mooy am ndaw sande daara faxa bërëb ndukumaan bakka nga dëj ca sara ko ngeen dumbee nga ca Sadio Mar mais Bokar et kon léegi bi ñu jógee ci kii bi nu mu tudd bi ñu jógee ci antenne bi daf ma woo téléphone ni maa ngi leen doon seetaan nee na ma Padros may naa la ci cité bi kër Padros nee na ma Padros man Padros may na ma kër ci cité ay Cohen waaw sama waa jàngi barki borom njëriñ mais Padros loo kebatiwul ci réew mi baaxul xelu xale damaa naax pourtant sentiruma ko de dégguma barki ñoom yonent bi sentiruma sentiruma dara lu may def xelu xale damaa naax am da ngaa nax ni foo ak jaam yàlla yi rek léegi am boo nekkee mag ba xelu mag bi ñëw ci yow léegi nooy def ak réew mi xanaa naan ko àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw rek moo fi am waaye bu kenn jéema na ma kenn ndax ñoo ngi dem Sénégalais suñu gaal nañ leen ko joow waaye bu kenn wengal gaal gi lu ne ku nee ngi ci ñu ànd booloo rek doon benn mooy suñu njëriñ xanaa xamoo ñaara man kenn te ñett du bëre jàmm ak pexem yàlla ak dogalam yàllaay defee li ko neex jàmmaanu ci dara yàlla buur am cëram di ko sédd ma tana waaw ma ciy taasu ay téere kenn du ko dindi di ci def lu saf di ci wax lu neex ngeen di ma bëggee ñaata yoon laa fente sama taasu di di may pirate di góolu sama vocal yi ci WhatsApp ngir di ma si nag yaa ngi may gaañ ci sama xol bi gas doo toog lan la yow doo toog lii la laati la doo toog lan tamit ayaw Pedro loolu mais attends om nuyul téléspectateur yi ba pare maa ngi bëgg ñëpp voilà ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan maa ngi kontaan tamit ci rajo bii nga xam ne fi laa ñëw tey télé bi nga xamante ni dañuy def lu def di wax lu waxu di kontaan tamit ak invitation bi ma DJ Pedros invité ma yàkkamte woon ko trop mu doonoon lu ma ngar daaju teewee ko dënn ñëpp maa ngi leen di bégge te nag na ci xefi na ci bëjee ko gën tu xool bëggante noo tàggali ko I love you d'accord alors am inspiration bi nga am ci côté bongo ba tax tey foo génn ñu ni am ndaw ba tax tey nga indiwaat bongo c'est vrai que bongo yàgg na fi mais am dafa ñëwaat indiwaat bongo en force inspiration bi naka lay demee waaw mais li ci àdduna bi ku ne mën na cee wax li ci àdduna bi moom Pedro ku ne mën na cee wax boo bëggee wax rek boo xoolee li ci àdduna bi ñëwaat na de ataay bi bismillah da nga naan ataay waaw mais Baye Tama ngi nii sama xarit bokkum day Mandiaye Seck lu mu tamawut baara mu di daal moom moo ko tëj les dimanches lu mu tamawut baaxut yooyu lay def Assane Thiama yi nijaayam boo nekkee ci àdduna bi waxal lu waxul def lu deful wax li nga xamante ni ku ko dégg daf ciy jëlee dara parce que dañ ne artiste aaral ba pare tiisal waxal loo xam ne bu ko Pedros déggee daf ciy béggee waxal loo xam ne tey jii xale bu ndaw ba nga xam ne mu ngi toog comme ñun la ñuy foye comme ñun la ñuy déglu ñu wax loo xam ne dañ koy teg ci xelu jaam yàlla yi rek waaw lan mooy taasu exactement taasu day maanaam rab la rek suñu maam ya ca suñu maam yi la jóge woon parce que tey jii nii temps esclavage buñ jàppoon suñu maam yi buñ demaan ba am pause la ñuy toog ci seen biir di taasu di pelloo daal di ko joxante fala américain c'est-à-dire bu message bu ñu bësaan bëgg jàllale message foofu la ñuy fa lañ koy jàllale d'accord fa lañ koy jàllale d'accord taasu démb ak taasu tey am na différence bu ci am de waaw xam nga taasu démb waxtaan la rek mu ngi mel ni tey ñun géwél yi buñ daan dugg ci kër géer yi dañ naan toog ko laay bañ mbaa ku ma jaani nekkoon ma dugg ci biir e dama ne xale bi boo amee ndaw yónnee ma ko mu di ko jox ma boo amul ndaw xaalal ma yoon ma di ko jël ko e ma ne toog ko laay bañ mbaa ku mel ne jan nekkoon ma dugg ci biir Pedro laax nga ba sa teen yi déey te sa sànqal jeexul fa boo fa tiwaa woon suukar fa bu la fa mbóoroo tir toog ko laay bañ mbaa ku ma jaani nekkoon ma dugg ci biir d'accord loolu lan nga bëgg a wax foofu exactement Zeyna Hat xam nga tey ji bu ñu ñëwaan ba ci biir tey ji sa géer xewle woon yow géwél gi boo ñëwee ba ci buntu ba da ngaa war a ñëw taasu ko ndokkel si naa la ndokk yàq sa yaay kaay jël sa bagaan gi waaw boo amee ndaw yónnee ma ko mu dikk jox ma boo amul ndaw xàllal ma yoon ma dikk jël ko waaw
foofu nag guerre bi mooy ñëw dugg si jox la nga am audience ñëw dugg mais par rapport ak léegi dañ lay engagé nga ñëw toog rek heure bi jot rek xale ba ñëw rek nga daal di ñëmax foofu toj. nga ñëmax tey xale yi dugg nañ ci métier mi. ba tax ne tey ñi ngi utiliser ay termes yu bari yoo xamante ni bokkul dëgg la ñu ngi koy kebetu. mais bokkul ci lu ñu war a mën a déglu ñun en tant que sénégalais parce que ay termes la yoo xamante ni dafa vulgaire. yow en tant que taasukat naka nga gisee loolu. waaw man nag day samay taasu moom en général boo koy déglu loolu rek yow da nga ciy am loo ciy jëlee. c'est vrai da nga ciy am loo xam ne da nga ciy jëlee. parce que wax ba amul yeete. wax ba amul loo xam ne nit mën na cee jëlee dara. amul sens. amul sens. waaw damay taasu nag xam parce que jamono ak li mu àndal. non yow. waxuma la. mais ñi ñëw fréquenter seen milieu bi. ñi ñëw fréquenter seen art bi. Padros moom bu ne yow waxuma la parce que moom bu fi nekkee ñëpp la fi nekkal. c'est vrai seen génération léegi ñoom ñi boo bëggee dëgg-dëgg ñoom taasu duñ fi dara ñoom daal léegi moom wax ju bon la ñuy def wax ju bon rek. boo xoolee démb ak tey moom waxul la fi dara def la ko kii moom lu ko neex lay wax ci waxul la fi dara lu dul ay wax yi maanaam daal damaa xamul tendance bi mooy ku fi waxul lu ñaaw rek kenn du la engagé programme wala ku fi waxul lu ñaaw rek kenn du la defal clip maanaam ku deful buzz te buzz wax ju ñaaw moo koy indi pourquoi yéen démb ñu woon démb ak ñu tey pourquoi moo am différence bi toll noonu man de ñaan naa yàlla man en tant que am ndaw man en tant que taasukat du ma bongo man nag parce que mënuma sax bongo ah bon si d'accord am taasu laa du ma bongo maan mënuma sax bongo mais man ñaan naa yàlla tey jii lu may taasu lu ne tey jii nga jële ci dara parce que li ma naan nit ku nekk am na li nga xam ne mooy sa buzz mais man ñaan naa yàlla buzz boo xamante ni mag ba toog sax da koy déglu na kii li mu wax maanaam buzz bu positif waaw d'accord bu tegu waaw loolu moom laa ñaan yàlla léegi kii question bi mu posé ci vulgaire bi ngeen vulgaire léegi mais comme maanaam ñan je sais pas. non parce que léegi ñun ñu ngi utiliser ay termes bu ñu neex fii Sénégal. xale yaa ngi utiliser terme bu ñu neex. donc nag termes yi mi ngi jóge ci yéen taasukat yi ak kebetukat yi ak bongomaan yi. c'est que man damaa doon nit koo xamante ne tamit nii la quoi. man sama vie privée la. man li may dund man maa koy dund. ak yëg-yëg ak na ma koy dundee. yaa ngi dégg te fu ma taxaw taasu boo ko déggee da nga ne am lii mu wax. keneen koo xamante ne mu ngi taasu loolu. bon yow la concerné mu jot na nag pour ñu changer quoi parce que Sénégal dafa toll foo xam ne dafa bëgg a dégg quoi dafa bëgg a gis tamit dañoo toll ci level boo xam ne dañoo war a changer bopp bi pourquoi pas innover waaw man moom damay wax lu waxu di def lu defu di dem fu dem d'accord am lan moo ko dugal ci taasu wala da cee judd waaw man sama yaay artiste la sama yaay day woy sama papa géer la mais dama daan fecc bale jóge ci fecc bale di wëy jóge ci wëy dugg ci taasu mën nga way bu dul taasu si mun naa wëy mais xam nga léegi taasu bi boo koy xët day dem ba toj sa baat sa voix c'est vrai mu jël taasu mais man moom dama choisir dama sentir taasu quoi ci nga gën a nekkee à l'aise ci laa gën a nekkee à l'aise d'accord waaw parce que maa ngi naan lu amul pank bàyyi waaw te taasu boo koy def boo pankul mooy loolu da ngay pank d'accord tey bu ma bëggee jàkkaarloo wax la loo xam ne da nga koy sentir damay jóg fi ma toog xëcc ci Pedros wax ko loo xamante da nga bëgg yaay ndax góor gu ci bëgg sa yaay da ngay teral jigéen da nga bëgg yaay dinaa la waxal yee ñaar bi laay boo ko déggatee man mi maa la ko waxal àdduna boo fi nekkee dundal xapil béggeel tey def lu defu te yaa ngi def lu defu di wax lu waxu Pedros yaa ngi wax looxu gis nga boo koy dundee defal never give up bul toppatoo bul faale bul sóoraale sax ndax xel dafa dégg ndigal xel foo ko teg rek fa lay tegu dafa dégg ndigal day jël lu baax léegi-léegi mu jël lu bon waaye li ci xef li ci bët li ci xel a ko gën sa xel bi def na la wàlliw boobu juddoo góo nit day xalaat lu baax bu sottee leer waaye booy xalaat lu bon bu sottee gaañ la lan la xel di jëriñ xanaa du xalaat del xalaat lu baax tey def lu baax tey dem fu demu di wax lu waxu ndax xel ba defar paaka kat xamul ñaata nit la rey xel ba defar goon xamul ñaata nit la rey de xel dafa dégg ndigal ndax xel tey jii amul yërmaane ndax tey xel bu amul yërmaane nit du ëmb juróom-ñeenti weer am doom njatt ko sànni mbalit kon daa am yërmaane nit war ta yor jikko mala tigi taasu ko dëgg pour yow nii la war a mel si c'est-à-dire am ay message jël ko di ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñoo lay déglu man day moom lay taasoo waaw ku nekk nag baaraam nii la wutee baaraam nii la wutee kii mun na am ci li muy def nii muy
mbalak bi ca lay jotee wërsëgam yàlla na ko jëkk kii mën na nekk ni ci li muy génn muy parole yi nga xam ne nii lañ koy dégg te li ngay jëlee sa wërsëg yàlla na la jëkk ndax àdduna yàkkamtewul day dox ndànk waaye ku yàkkamte doo am patience toog di ko xaar tigi lu leer am ndaw nga ñëw nga am benn style boo indi ñëw dugg ci Yaya Jammeh jëw ay paroles yoo xamante ni kenn ñun lii xamuñu ko woon quoi c'est-à-dire dem ba xale yi di ko foowee léegi inspiration boobu naka la ñëwee ci yow. waaw xam nga Yaya Jammeh boo demee Gambie ama naan dem Gambie di fa seet sama ay copains ay ñoom Abedi d'accord mais boo demee Gambie da ngay toog benn instant boo xam ne oto yi dañ naan tarak gars yi naan Yaya mu ngi dem Kanilaay Yaya mu ngay dem Kanilaay Yaya mu ngay dem Kanilaay mu ngay dem Kanilaay dëkkam d'accord waaw léegi da ngay toogaat benn instant ñu ne tag ñu ne oto yi gaare na ñu ne Yaya ngay dégg corne yi ñu ne Yaya mooy jógee Kanilaay ma ne la daloon Yaya dalu la ootekeer ba mu ñëw mu daw na batu Kanilaay ba noppi taxaw naan gaam bi dama leen bugga mu naan gaam bi dama leen bugga te dama ne xoolal ñëw bi dafa tombeeg daal gerte gi ñor nañ ko mbaxal mbaa ñu riij ko dege dafa nga làqu ne buuf jóg leen ñu ñëmmaxee Pédoros mais doo ñëmmaxee mu dijjee mais doo ñëmmaxee xanaa xamoo kiraan ga ca Makkaay taal ba judda te dama ne mise ya corom mu nga Jérusalem nañ leen ko balancé ci yàlla léppay leer gaal gii ñëw gaal ga ca topp dara nga ca waaye gaal gii ñëw gaal ga ca topp teraanga la e xoola bu subaa ca ngoon am ndaw du ngeen toog yéen bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne ma Pédoros baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne ma Pédoros baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw baax na daal wala la daloon Yaya dalu ko bilaay la daloon Yaya dalu ko waatele la daloon Yaya dalu leen xoolal Yaya Jammeh li mu def mu yëg ogeer ba mu ñëw mu daw na bëtu Kanilaay ba na ba taxaw naan gaam ba dama leen buuga e dama ne xoolal tamit ayaw tam Pédoros jëlal ay fu ñu jëm tey bi ba jàmm la xelu xale ay fecc kat wala ay yow moom nekkatoo animateur yow léegi fecc kat yéen ñaar ñëpp kat yéen a dem ba mujj ko seetatu leen seen diggante yàlla man dama këmbal man kenn mësul gis li ni mel ku taxaw yow di seet sa diggante ak yàlla mais am est-ce que xam ne bizarrement da ngay yëngal nit ñi naturellement ci loo xamee doo ko jàppee lu sérieux quoi yow non mais noonu la aaral tiisal quoi aaral tiisal mën naa toog am benn mère bu ma vocal benn jigéen ma vocal Yacine ne ma suma yaay bu dafa feebar mais su ma bëggee mu bëgg rek damay ñëw dugg ci kër gi rek teg sa son bi quoi sama yaay day jóg toog ne kii dama ko bëgg li nit di bëggee nit kenn xamul lan la maa ngi ñëw def album boo xam ne d'accord mu mel ni jot nga génne fan yële benn single jamono jële di tamit kii nu mu tudd partager leen connexion yi morceau boobu exactement fan la toll da projet album la wala si projet album la maa ngi ñëw ak album bi maa ngi ñëw parce que damaa nekk ci benn studio boo xam ne ñu naan ko studio bleu waaw Papis Ndiaye waaw ay ñoom ñoom Tata Binta ñu ngi koy nuyu bu baax ay ñoom Samba Diayte ay ñoom Vieux Sall waaw ñu ngi ñëw ak album boo xamante ni ci mois de janvier bii nii waaw lay génn. d'accord mu mel ni am dafa bëgg a def carrière ba tax na dafa structuré boppam léegi par rapport ak yeneen taasukat yi nga xam ne dañu leen di dégg wala ñu di leen gis ni ñu jàppee art bi waaw man moom bu ma joué jiwul daw ma studio damay obligé toog suma kër am naa fa télé toog seetaan télé la may wër di doxee ma inspiré wu dara bind ko ci kayit toog waxtaan ci xam nga ak ñi ma ko seqal muy samay frère waaw ñoom Cheikh Thiam ay ñoom Demba ay ñoom Ball toog waxtaan ak ñoom ci loolu ñoom yoro mu mel ni da nga bëgg a def carrière exactement pourquoi pas looy liggéey caaf sax boo koy jaay amoo ci personnalité du la jëriñ looy liggéey da nga koy valoriser parce que mécanicien ba mécanicien lay def tôlier ba tôlier tailleur bi tailleur man ma opté art bi kon dama ko war a valoriser ba sama rakk yi nga xam ne ñu ngi ci bureau yi duñ ma ca yóbbul dara waaw
d'accord instant bi teg nga sa staff. teg nga sa manager teg nga sa label bi lay accompagner di studio beeg yooyu. album bi exactement ñaata titre la war a doon. album bi waaw bëgg naa ko def 6 titres. waaw kañ la war a génn janvier. ci mois de janvier. balaa muy jeex. si d'accord album bi nu mu tudd. ñu ngi ci. waaw te nga maa wax nu mu tudd. non ñu ngi ci ñamal ma ci. dama koy def savu dama koy def loo xamante ne lem buñ batik suukar rek maanaam muy miel. mais ba lii nga way fii léegi da ciy bokk ba Yaya Jammeh ji. xay te nga ko tuddee Yaya Jammeh. non maa ngi ñëw. wala nga tuddee ko Adama Barrow. maa ngi ñëw. mais foo wayee Yaya Jammeh war nga way Adama Barrow. non Adama Barrow dañ koy wëy Yaya Jammeh dañ koy wëy parce que bu ma demee Gambie am na ñu ne ma yow dañoo bëgg a dañ laa bëgg a mais Yaya Jammeh mi nga jàpp man leen Yaya du daw. ku ne xam na ne Yaya Jammeh sequt ak kenn daw. mais c'est que loo xamante ni dañuy mbalak dañuy kaf la xam nañ ne Yaya du daw kenn. waaw maa ngi ñëw nag ak loo xamante ni bu ñëwee. di ngeen xam ne am daw ñëw. ñu xam ne am daw barki ñoom am daw neexalaatal fii am daw xale yi dañoo bëgg a fecc. àdduna ngi nii demal maa ngi ñëw rek moo fi am. waaye bu kenn jii mën na mu kenn ndax ñoo ngi dem. Sénégal suñu gaal nañ leen ko joow. waaye bu kenn wengal gaal bi lu lay ku nii ngi ci bu ñu ànd booloo rek doon benn mooy suñu njëriñ xanaa xamoo ñaara man kenn te ñett du bëri jàmm ak pexem yàlla ak dogalam yàllaay defee li ko neex jàmmaani ci dara jëlal sa cër ma jël sama cër yàllaa ko defee noonu nga jël sa cër gi jël sama cër gi dee ray nga ma e joxal nit ki li mu yellool Pedros joxal nit ki li mu yellool waaye joxal nit ki li mu yellool Pedros nit ak mu bëgg nga xaj ko ki mu bëgg may ko ki mu bëggul mu dëkkee misère di xalaat di jeex bu ci amee doom sax bëggeewu ko bànneex may ñëw ci biir kër gi nga may gis ci biir kër gi may def lépp ci biir kër gi xoolal ba def fu la jóg nga def ma taraayir ndax dama di ñeeño bala may sax ku gën ñeeño bala may sax e ku gën ñeeño bala may sax ku gën ñeeño bala may sax e ku gën ñeeño bala may sax ku gën ñeeño bala may sax askanu ñeeño bala may sax e dama ne xamuñu ñeetaate dañ leen di ñee Sëriñ Tuubaa ki ko ñaanoon te yegsi na Pedros tamit ayam tey kay nañ nekk fecc kat nañ nekk kenn xamul yàlla. dama leen di sopp tey. alors am ñëw nga. Sénégalais yi bëgg nañu la. naka nga dundee succès boobu. waaw xam nga. aywa maa ngi daal nit ki noo meloon. ngi maa jàmm la. bu la ko succès tax a changé. man dama part. ni ma meloon nii laay mel. yóguma succès parce que sëriñ bu yéeg di nga wàcc. ku nekk ci kaw di nga wàcc far fos. ku nekk dina ma sëb duux ci àdduna. àdduna nii la rek booy wër di wër ba jot ko. di nga pousse keneen wër di wër ba jot ko. waaw bul yëg succès ñi nga daan am say xarit ñooy sa xarit ku ci yokk sa vocal bi damay ubbi sama téléphone bi vocal yi ratatatatat mais da ngay lire vocal ni sax war ko tontu sax fàtte ko mais damay toppar xëy benn jour boo xam ne da ngay liiraat vocal yëpp parce que xamoo ku lay vocal xamoo ku lay bégee waaw yow mi dem nag ba def ko ba ñëpp bëgg la ubbi leen ñëpp loxo oyof ci loxo ñëpp. donc succès bi dépassé wul. non. dépassé wu la. da ngay toog benn instant boo xam ne sa bopp. mais da ngay gëm yàlla. da ngay gëm yàlla. xam ne mosoo ko am. boo ko amee. bégeel ñi lay bégee. waaw. dëgg la bëggoon naa laaj dara bëggoon naa laaj dara. am ndaw. ku ne xam ne ne moom maanaam dëkkul Dakar daa fu mu jógee. mooy Kaolack. mu jógee Kaolack ñëw. ba muy ñëw amoon na ku téye nag macha allah bongo bi ci réew mi fii Ndakaaru Njaay bii. ñu naan ko Vieux Niang. damay jaay suram nga ñëw fekk mu téye bongo bi. yow nga nekk ñëw di def sa wàll di liggéey jékki-jékki benn moment rek ñu ne ñaar da ngeen xuloo la moo waral seen problème yi ñaar yaa Vieux Niang. non man Vieux Niang aw ma moom benn affaire sama frère la. dafa mel loolu coow loolu déggoon naa. déggoon na waaw coow loolu kenn du loolu. ñu naan affaire de jalousie am na seen diggante da ngeen di xuloo. waaw da ngeen xuloo loolu man je préfère. bon duma ci wax quoi. il est mon frère. ay jigéenam ñoom biisu ñoom ajaña dañ ma bëgg. waaw mu jóge Kaffrine. ñëw daan si dooleem. indi mbuus nag. di rukk di yóbbul yaayam. ma jóge Sibassor ñëw Dakar andi mbuus nag di rukk fas yéene yóbbu sama yaay. te ñu bokk tey ne laxasoo goj sama frère la. man kon coow li ñu doon dégg seen diggante. non dara amu ci nice quoi man jotewuma kenn. fas yéene wu maa jotee kenn. la may jotee kenn daal ma liggéeyee ko. man je préfère. gis nañu barki dem ci benn programme yéen ñaar après gisante ngeen saafonte loolu dafay gën a dëggal nii amoo leen benn problème. amuñu problème parce que moom bi ñu ko invité nag xam nga am bongo daf na leen xaw ma am bongo effectivement du ma am bongo.
man du ma bongo mënuma bongo yi nag wax dëgg yàlla mooy instrument bi nga xam ne moom bongo yi ñoo lay accompagner. waaw benn mooy kii bu ma njëkkee dugg si Dakar partager leen connexion yi yéeg ci oto bi naan partager leen connexion bi teema kaa woyal woyu njaago bi ma ñëwee tamit gars yi xam ma ci am suñu amee programme ooma ma ñëw jouer la bongo yi ñoo may dal mais Vienya sama frère la Ouzin Mbaye sama frère la man maa jógee Kaolack nangaan ñëw fii Dakar Ndiaye fas yéene maa jotee benn artiste sama ni ma visé nii di dem nii non mais ni ñëpp ñu bari ni ñu nangoo ñoom la ñenn ñi bañ a nangu. waaw mais jëlal ci ki nangu teg ci ki bañ ta dox tey jii ne mën naa ñëw fi gis kii nii neexuma ko mais bu ma jàddee am na koo xam ne man neex naa ko damay jël ca ka ma neex nag teg ca ka ma bañ tey dox sama dox tigi lu leer nañ am nga fulla de waaw fulla fa mais yow yaa ngi kii ba léegi maanaam instant bi yow yaa ngi dem ay programme comme ni nga doon demee programme bu njëkk bi avant ñu laa xam nga d'habitude boo maa ne des fois am ñoo xamante am nañu fulla nag dëgg la de tant que woo leen ci xew duñ fay leen duñ ñëw te aussi am ñoo xamante ni loo leen fay dañuy dem ba ngay door a ñëw avant ñu laa xam doon nga amee kase yu ndaw ay 20 000 francs 10 000 francs wala transport wala dara est-ce que instant bii di nga doon demee xew yaa ngi koy demee xew ba tey man ndaw bëkkër bi ge baasi mu tëggoo lamb yi su gunjili waan mbegaan ak lay tëggoo rek sandeene ndaw ba nga la nga dee sorokoñ ndene nu mbé nga dee sañu mbaar yéeli jaajaa bi deew naa duru man ku ma oo fay ma te danga may fay ndax liggéey bi laay def nii avant heure laay ñëw soo ma ooyee dama lay facturer avant heure bi ma ñëw def te macha allah dëgg yàlla lay sama wërsëg maa ngi koy jot ku nekk am naka nga bëgg am na ñoo xam ne am ndaw lu ñu xewle am ndaw la ñu bëgg mu ñëw am na ñoo xam ne Vienya leen di daaneel am na ñoo xam ne Ouzin Mbaye la loolu nag mbiru yàlla la ku nekk da ngay mos sa duux munoo fexe ba jël li ma am booleeg li nga am c'est impossible maa ngi mos maa ngi joué kon instant bi programme yi mi ngi ñëw carrément bu baax d'accord léegi ñi bëgg a jokkoo ak am ndaw ci événement yeeg programme yi naka la ñuy def waaw sama numéro manager joxal amul problème numéro manager xaaral ma dem jëli ji ko waaw jëli ko xaaral ma dem jëli ji ko may neex sama portable nga fekk cum lépp ci la ak 85 bulet dara yàqu 85 bulet moo ma jaaxal am daal kenn daal nga macha allah mais noo gisee léegi bongo léegi nu muy déroulé nu muy doxee xale bongo maa ni bari nañ ci réew macha allah noo gisee seen dundin waaw mais xam nga ku dul xaar ñu fay la doo jaral kenn paas ku dul xaar ñu fay la doo jaral kenn paas li nga xam ne moom ngay liggéeyee moom nga wala valoriser man sama buntu kër sama kër gi jàkkaarloog suma kër numéro ba demaat na kër gi jàkkaarloog suma kër buy tëgg xew buñ ma fa woowul su ma amee soxla lu may doxi dinaa génn romb nit ñi dem ca bitig ba nuyu leen ak respect dem ca bitig ba dem jëndi la may jëndi ñëwaat dugg sama néeg tëj du ma fa dem man moom franchement fu ñu la woowul daal fay non je travaille cum damay liggéey bu subaa ca ngoon am ndaw bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne Pedro baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw ana loxo yi am ndaw bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne Bokar baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne Pedro baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw ku ne Baay baaxul bu subaa ca ngoon am ndaw dinaa la duur ba damul la yóbbu la Guinée ca Ebola ba kenn du la jëli ndax am ndaw laa bëgg yéen am ndaw alors pour ñi nga xamee ñoom ñoo bëgg a jokkoo ak am ndaw mën ngeen ko woo téléphone ci 77 559 71 50 77 559 71 50 pour événement yi pour ñi nga xamante ni bëgg nañoo partager ak moom ay c'est-à-dire des bons moments mën ngeen ko woo téléphone que ça soit da ngay toog sa kër am envie am ndaw ñëw téye bongo beeg ñoom seen ñëw yëngalal la kër gi wala nga am envie def soirée wala ay anniversaire anniversaire yi tax yaa ngi koy toj de si man moom wax dëgg yàlla jekku nga anniversaire yi validé yëpp man la parce que man macha allah am na ay xale yoo xam ne dañoo te léegi anniversaire yi ay xew lañ ko def non mais anniversaire validé xam nga nit ki fonk juddoom bay feete juddoom kooku dafa riis juddu ba nga xamante ni moom nga juddu woon sa baay rayal la daal di lay xewal bu jotee oowal say am di jàmme oo say xarit nga bége waaw oo ko mel ni am ndaw nag wala Ouzin Mbaye wala ñoom Vienya yaa ma gën a xam mais am ndaw xew nga ci anniversaire yi am ndaw xew na trop macha allah alors am projet yi ginnaaw album bi lan la
projet yi waaw maa ngi am ay bagages yu may waaj wax nag daf maa jigul ndax ñun cata ñu gën a gaaw a dal du ñu lebal ñoo ngi ñëw daal ñoo ngi ñëw lu am tamit ak lu ñëw tamit yàlla nañu jik ak promoteurs yi ñu ngi ñëw ci yow di la proposer ay kii quoi waa xam nga pour nga def ay concert wala pour nga def ay album ak yooyu si xam nga loolu moom samay loxo ay sama ménagère moom mooy gérer loolu mais sa ménagère dina la rendre compte nga xam si lépp lu may def mais am wax ñu ci retour lépp lu may def moom mooy ñëw wax ma xam nga ne ma demal réglé naa li wax dëgg yàlla ñu ngi dox samay promotion bu baax d'accord taasul ñu Soso Thiam mu baax mi Soso Thiam way ko Soso Thiam say xale ma fi yoon ni ne naa la gërëm léeg-léeg sax nag ma jaar ca biir kër ga di la sànni gërëm gisal da dalaa gërëm te waaju gërëm te gërëm ca biir kër ga kenn du ko yërëm te da ngaa làq gërëm du ngeen ma laaj lu ma ko nawee noo ko nawee du ngeen ma laaj lu ma ko nawee am ndaw noo ko nawee nangoo liggéey laa ko nawee noo ko nawee du ngeen ma laaj lu ma ko nawee Amadou Ndaw de noo ko Soso bëgg sa deret laa la nawee Amadou Ndaw de noo ko nawee da ngay liggéey di ko sellal defoo lu bon di ca boole boo ko defoon di ca boole day sax laaf rek daa di naaw naa la wëyal yi ñaar bu ko déggatee man mi maa la ko waxal Soso dinaa la wëyal ba mu neex ma def ko soleil Pedro liir ko ba mu neex ko mu def ko débat am nga jom am nga ngor bëri fayda kenn yabatul am te da ngaa nangoo liggéey Soso da ngay liggéey di ko sellal defoo lu bon ca boole boo ko defoon di ca boole day sax laaf rek daal fii boo fi naree ñaaw ma ray la ma ray la fii boo fi naree ñaaw ma ray la c'est quoi ce problème arrête am na bul fi ñëwati yéen a ma convoqué de am bul fi ñëwati ne woon naa ne sama bët bi du ma ko pattarte fekk convocation bi jeexul am ñun suñu plateau bi musul déborder amul ay perturbateur ak man day déborder am bul fi ñëwati ngir yàlla yow léegi am man su ma la invité neel Padros ñëw ma non yow koo oomu ñëw koo oomu ñëw non mais yàlla def kontaan na na macha allah da nga koy teg foo xamante ni mooy loolu waaw da nga koy teg foo xam ne dafa pànk waaw sa émission nit ñi dañ koy seetaan jaam yàlla dañ koy seetaan ku seetaanul i rajo ak Pedro maa la wax li yàq nga sa boo loxo de déglu i rajo seetaanoo ITV yàq nga ko li fekki fi mu ngi fi dañu fi de ku koy jéem ci côté mënoo ko doo ko de ki koy moo koy i rajo da koy corote de barki ñoom yonantu bi Amadou Ndaw bul dem après ñu wàcc suuf lii nga defal ma ko kii jingal muy daw ci rajo bi donc merci kontaan naa projet yi lan la instant bi maa ngi ñëw ak album boo xamante ni dama koy teg ci loxo jaam yàlla mu saf ñëpp ñëmmax yeeg la daloon yayaak bés bi dafa tombé gerte gi ñoon nañ ko mbaxal ak xel dafa dégg ndigal ak lépp ngi ñëw kulus ma rappelé numéro bi waaw 77 559 71 50 waaw boobu numéro sa ménagère mooy sa numéro ménagère waaw d'accord merci beaucoup allez mais Badiama mais kontaan nañu rafet ba dimanche merci beaucoup allez mais Bokar waaw boy am ndaw yëngal na fi ii am ndaw du nit yow laay de am ndaw de am ndaw bu fi ñëwati de bu ñëwee fii day yàq suñu plateau ah day kii de ñoom fii de xam naa neex na moom ndax moom macha allah dafa mën mais nag c'est normal parce que semaine bi yëpp dañoo sérieux waaw ah c'est normal bu ñëwee ba vendredi dañu xaw a yëngatu tuuti tey nga ñëw doon fecckat daal di tey kay nekk naa fecckat nekk naa taasukat ah nekk naa kebetukat nekk naa awokat leen xam naa ko fecckat am nañ problème de fecckat yi am nañ problème de taasukat yi ak fecckat yow laa yow benn laa am muy bii santañ bii daa laa am moom laa fecc ci clip Pape Birahim Ndiaye bi mooy cas foo jàngee façon bi mënul fecc man lii laa mën wax kebetu doo wax de macha allah ku ci nekk da ngay def li nga mën voilà ndax nga noppalu ko waaw am na moom macha allah quoi am na moom mais merci yàlla ko yàlla fa jàmm suma xarit bi ki nga xam ne moom moo di Moussa Kane MK merci bien ci habillement bi moom moo nu habillé li nga xam ne moom laa sol nii du 3 pièces bi donc nag boo ci bëggee mën nga contacter ak moom ci numéro boobu nga xamante ni mi ngi affiché ci bawu écran bi Moussa Kane nekk foofu la ci Cité Mixta Cité Mixta mi ngi doon di affiché ci bawu écran bi Cité Mixta la nekk donc nag mën ngeen contacter ak moom bu ko defee ngeen am ci kii bu nice bi quoi yéen a ma gën a xam merci beaucoup wala foofu la ca Dior boo fa demee di nga ko fa fekk mais Bokar waaw yow ku la habillé man maa bi sa bopp. d'accord yaa bi sa bopp. d'accord amu ko ay sponsor yi. say géer tëjee ko fenn te man tëjee ko fenn moo tax waaye maa ngi xaar ba ma toj ba kenn ñëw ne gars yi ma solal la dama leen du faale da ngeen di bandi bandul yéen bandi woo leen sax. gaa leen sol ba ngeen di bandi bandul. mais boo ko jantaloo moo. warga bi gaa leen ma attaay la ngeen di bandi bandul. mais duma leen faale. sponsor yi am na ñu may woo téléphone pour. duma leen faale non dañuy tàmm. waaw duñ la war a nga ñëw di am na yenn war nga itam mënoo ko jaay ba mu jar. dañuy xool te taamu warga bu baax. warga buy faj. warga buy wàccee tension. warga buy rax deret. warga buy leeral nit. moom la ñuy xaar. warga boobu nga bëgg ataaya moom la bëgg ataaya mooy bi may ataaya nii du ma tudd turam nag.
damay xaar ba mu ñëw moom am na ñu may woo dinaan dañuy ñëw mais dama leen xaar leen. d'accord jarul yàq kon ñi lay woo ñëpp pour sponsoring warga beeg yooyu. nañ xaar d'accord donc semaine prochaine dinañ démarrer ak ñoom. waaw daal bu may xaar daal. warga bu kii bi lay xaar warga bu xew. merci beaucoup Maxime Sène mi ngi àndandoo ak ñun nee na ma pardon doo may dédicace yàlla fay la léegi Maxime da ngay ñaan dédicace maa ngi lay may dédicace Papis chef cuisine de Atlantique ah merci beaucoup ñu ngi kontaan bu baax a baax c'est de la part de Maxime Sène mi ngi àndandoo ak ñun merci beaucoup grand ami merci bien ci côté internet bi ak digital beeg yëpp gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñu internet yi nekkoon ci internet bi doon àndandoo ak ñun waaye tamit di gërëm bu baax suma technicien yi nga xam ne ñu ngi fi woon depuis 5 ak léegi doon ñu àndandoo ak ñun mais bokk demain inchallah wala sax lundi souhaitez ma joyeux anniversaire sama grande sœur madame Aïssata Diack madame Sy. Joyeux anniversaire Aïssata Diack madame Sy dundal boom yàgg lool Padros mi ngi la ko souhaité aussi de la part de Bokar Diack mi ngi leen ñaanal nga dund lu bari. taw njëkk a judd njëkk a baax taw njëkk a judd njëkk a baax. si sa waane happy birthday. jeex na demain wala lundi. mais léegi dañuy dem ci rajo bi. waaw léegi 19h. waaw 19h ñu dem rëppatal foofu. 90.3. jeex na am ndaw te na ko yóbbu ci rajo ba tey. waaw temps la de. bruit foofu. waaw yëngal rajo bi encore. am xaar ñu dem rajo ba. 90.3 jàpp leen ngeen seetaan merci beaucoup Petit Sélé Diallo ci côté caméra ñu ngi koy gërëm bu baax ci àndandoo bi ak ñun ma Doudou merci bien ñu ngi lay gërëm bu baax Augustin ci côté caméra moom aussi dañu koy gërëm merci bien Ramatoulaye ci côté régie ci réalisation bi merci beaucoup Grand Pierre ci côté son di gërëm bu baax DJ Mo mi nekkoon foofu la ca teeru bi doon ñu dégtal li nga xam ne moom moo di face to face bi am ci diggante Papa Sow ak Siteu donc je rappelle combat boobu fii lay amee ci ITV donc Pape Abdou Fall moom moo ko organisé PAF Production merci beaucoup El Hadj Malick Thiandoum ak sunu papa père Ngagne Diagne demain incha allah di ngeen am seen émission boobu di Yes Weekend DJ Bouba di leen ko présenté ak Baba Ndiaye bu 10h jotee ngeen àndandoo ci télé bi 10h du matin ñu àndandoo ko ki nga xam ne moom moo di Bouba ak Baba Ndiaye ci Yes Weekend rendez-vous lundi ñu dellu si waat ci télé bi àndandoo ak yéen merci beaucoup Fifi ci côté coordination merci beaucoup Oumou ci côté maquillage Bokar let's go bàyyi fi Barara Kassi. let's go. ñu dem ci rajo ba. dem ci rajo ba. d'accord. foo nga jàpp loxo bi daal. chers téléspectateurs à lundi. tout de suite ñu ngi ci rajo bi. ñëw leen 90.3 yes. asambala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni donguloo mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow du mel ni la yàlla noppi na bakkan mbalax